ok anyway dañuy ñëwaat si vraiment maa ngi jégalu gars yi di leen baalu àq quoi maa ngi jégalu bu baax a baax ci ni mu demee nii quoi ni mu demee xam nga tuuti ma xaw a am dalaat tuuti après ñu soog a dalal pas parce que vraiment gars yi dafa mel ni affaire dafa ànd ak saboté quoi. te dañ ko doon dégg démb ca Palestine doon ko dégg démb ca Afghanistan yàggut ñu dégg ko ci Irak yàggut ñu koy dégg ca Chechnya muy raam ba dugg ci Somalia ñu koy déggaat tey ca Nigéria ci Baram ñu ne deetawaay ñu koy dégg ba ci Mali di ko dégg ci Tombouctou kon yëgal ne lay raam ci ñeg bi la jëm jot na jullit ñi fàtte lépp lu leen di féewale fàtte lépp lu leen di teqale def seen bopp benn bloc comme ni kéefër defee boppam benn bloc. ok anyway maa ngi jégalu ci li nga xamante ni mooy gars yi appel yi ñuy def xam nga parce que bu fekkee ni yaa ngi woote messenger mooy xam nga ni maa ngi live donc sabotage day nduru quoi n'est-ce pas parce que bàyyi la ma yeggali suma liggéey xam nga c'est très important ñun li ñuy wax ñi dafa ñu ñor Sénégal dara ñoru ko ñun lii dafa ñu ñor bàyyi suma waa ji dafa ñu ñor bu fekkee ni jàpp leen ni parce que man dama jàpp ne kuñ jàppoon sa papa takkal ko ma wax leen benn affaire ngeen xam ko ah ma wax leen lan moo tax man ma am lu ma metti ma dem tribunal ma xool imam bi juge bi di ko woo mel ni kuy woo xale bu ndaw ne ko imam ne ko Alioune Badara Ndaw ma jooy j'ai pleuré xam nga lu tax ma wax leen lu tax ah parce que kaso dama dem kaso billahi wallahi dama dem kaso man dem rëbës sama premier dugg rëbës boobu fekk na affaire imam bi amagul quoi ci affaire booy Colobane la woon bi ma demaatee rëbës bi ma demee rëbës affaire imam bi ma si jàppee récemment yàggul ma dem rëbës damaa dem gars yi expliqué parce que rëbës boo duggee kaso pour ñu musul dugg kaso boo ñëwee dañ lay jàpp jaareel la foo xamante ni dañ lay futti ba nga set déshabillé la ba nga ay xale yu ndaw ñoo lay futti te bu ñu lay futti yaa ay mag yéenay taxaw mais dañ leen di futti ñoom tamit man bi ma demee rëbës dañ ma futti comme ñëpp quoi mais dañ ne foofu ay ñu mel ne ay ñoom Khalifa Sall yi ay ñoom Karim Wade kenn du leen futti quoi mooy autorité yi mais benn booy ne ma imam bi dañ ko futti yéen xam nga la ngeen comprendre la c'est-à-dire yéen instant yi da ngeen nekk di def da ngeen nekk di seetaan loo xamante ni mais musiba naaru laay la sunu kaw man dama dem jeel waa ji ne ma xoolal booy bi ne ma imam bi maak moom ñoo bokkoon bu ñuy simmi quoi benn booy bu ndaw te ay pénitenciers yu ndaw ñoo koy simmi quoi lu toll ni institution imam ñu simmi ko quoi c'est que Sénégalais ñoo nekk di nelaw quoi il est temps ñu wax ak yéen ngeen comprendre lan moo xew parce que da ngeen war a yeewu quoi vraiment ñu leen ñu nax kan ngeen gis ba lan moo tax imam yi mënuñu wax si lii da ngeen yaakaar ne tey da ngeen mucc ni kan moo yaakaar ni rek mucc na ci li jàpp imam bi kan dama bëgg xam kan moo yaakaar ne mucc na ci loolu li téye imam Ali Badara Ndaw mën na téye imam yëpp parce que képp kuy xutba yaa ngi ci danger boobu képp kuy taxawal islam baatu laa ilaha illallah di taxaw ci dëgg yaa ngi ci danger boobu képp koo xamante ni sunna ngay dund yaa ngi ci danger boobu man maa ko wax ku amul mbooloo sa ginnaaw propagande politico imam boo xam joxuñ la 4x4 joxuñ la oto joxuñ la biir màkka yaa ngi ci danger boobu mais tey bu fekkee ne injustice moo am dal na l'islam injustice moo dal l'islam quand je parle avec le cœur parce que j'ai mal parce que ñi war a wax waxuñu moo tax ma wax ne ana Ahmed Lo ana docteur Ahmed Lo ana mu moo tax ma ne ana Sonko ana ñooñu nga xam man leader yi laay woo leader yi laay woo am na imaam yi ñëwoon foofu naam mais li ñuy xaar ëpp na loolu fii imaam yi dañ fi def marche di ci nguuru Ablaye Wade parce que courant moo coupé ñu woowee leen les imams de Guédiawaye wax nañ ko waxaat ko ana imaam yooyu ana ñu te dañ doon marche parce que courant moo coupé ñu jàpp imaam futti ko tëj ko rëbës génne ko fa yóbbu ko Ndar indi waat ko yóbbu ko Cap Manuel indi waat ko yóbbu ko camp pénal di ko toroxal di ko saaga lu toll ni imam ci diine l'islam qu'est-ce que vous attendez lan ngeen di xaar lan ngeen di xaar ba damay ñëwaat si affaire imam bi naa si ñëw pareeguma dama si ñëw après dañuy ibbi téléphone bi mais balaa loolu damay dalal papay Sayer Kébé wax naa ko sànq ne leen Sayer Kébé pour wax leen injustice bi am Sénégal li may kaas ñii di ko wax ngeen naan Karim dafa bëri wax wala Karim dafa tàng wala yooyu mooy l'heure est grave il faut que Sénégalais yi yeewu Sénégalais yi nañ yeewu Macky Sall li muy def nii yëpp xaalis lay ut te xaalis boobu lu tax mu koy ut mooy dafa gëm ni xaalis moo koy falaat te kon ñun am nañ ci pas de responsabilité parce que ñun lay joxaat xaalis bi parce que jàpp na ni su campagne ak xaalis du jël nguur gi jàpp na ni nguuru Sénégal xaalis moo koy joxe comme li Abdoulaye Wade waxoon rek Sénégalais boo gis am na njëg Sénégalais boo gis am na njëg mais suñu diine islam bi duñ ko marchandé suñu iman duñ ko marchandé loolu man maa ko wax ñun te duñ ko bàyyi muy tëj imam bi on a compris le jeu mbooloo bi ñu gis moo tax ñu reporté procès bi
on a compris dañu bëggoon tëj imam bi pen mais wallahi wa rabbul kaaba duñ leen bàyyi ñu tëj imam bi wala suñ ko tëjee dinañ xam ni Sénégal ñoom moomuñu ko waaw pouvoir lañ leen jox te pouvoir bi dañ koy dindi ci seeni loxo lu leer lañ leen wax te ragaluñ si dara ñun ñëpp bañuñu si dee bañuñu si tëdd ci kaso bi duñ xam nga yar ak teggin bi ñu leen di wax yëpp ngeen koy dégg ñu naan ku ñëw foofu da nga ànd ak yar da nga ànd ak teggin loolu day fekk ñu xam ni justice mooy am Sénégal il faut mu leer ngeen xam ko dañuy ànd ak yar ànd ak teggin ñëw taxaw xool leen ngeen tëgg wax ñu imam bi deful dara libéré ko mu ñibbi këram defu leen ko ñun duñu ànd ak yar defu leen ko duñu ànd ak yar préparez-vous ngeen xam ne duñu ànd ak yar di ngeen ñu tëj ñun ñëpp ci kaso bi imam bu ngeen ko tëjee di ngeen tëj jeunesse sénégalaise bi yëpp képp ku ngeen gis foofu koo xam ne julit la gëm na diine di ngeen ko tëjaale pour muy clair ngeen xam ko bu baax a baax a baax a baax man maa ko wax man Karim maa ko wax Macky Sall maa ko wax président Macky Sall maa la wax man Abdou Karim Gueye ma ne imam bi boo ko tëjee di ñu tëjaale ñun ñëpp di ñu tëjaale ñun ñëpp parce que li nga def ëpp na jàpp nga imam tooñ ko fekk ko ci daara ñu muy jàngale nga tëj ko jiñ ko alal bu mu deful ñu jiñ ko justice bi jiñ ko lu nekk ñu dem ba kaso ñu futti ko imam bi dañ ko futti te Khalifa Sall kenn futtiwu ko man maa dugg kaso ñu wax ma ko fam secret yoo xam ne ci kaso rek nga koy xamee boo duggul kaso mënoo ko xam man li ma wax dama cee xam dara ndax dugg naa ñaari yoon kaso ñu futti imam ba pare yamatuñ si loolu ñoom ñun ñu ngi def suñu ànd ak teggin boole ko njàngum alxuraan boole ko dal boole ko yar boole ko yooyu yëpp ñu boole ko ba pare nekk de ñoom dañu bëgg a tëj imam bi parce que amuñu fu ñu langaam moo tax ñu jël ay joxaane bëgg ci taxal imam bi jël joxaane jël keneen jël di boole ay nit yoo xam bokkuñu fi ñu taxaw am na si ñoo xam defuñ dara la fan la joxaane jëlee xaalis moom laa la wax sànq fan la joxaane jëlee 100 millions yooyu fan la ko jëlee ñun ñu xam état seen affaire yi ngeen def ñun comprendre état ni muy doxee on a tout compris ils font ce business pour tëj waaw on a tout compris on a très bien compris discipline ci boppam c'est-à-dire man li ma bëgg wax rek mooy damay ñëwaat maa ngi jégalu comme sànq ni ma ko waxee Papa Sayer Kébé laay jox mu ñëw expliquer Sayer Kébé naka lañ ko jàppee comme sànq li ma doon wax Sayer Kébé sama live moo doon dagg Sayer Kébé dañ ko jàpp parce que bi Macky Sall demee Charlie Hebdo Sayer Kébé dafa publier ci Facebook bi ne comme Macky Sall dem na Charlie Hebdo attentat dina am Sénégal c'est pas normal di kaas loolu la ko police yi jàppee nangu machine am ñu jàpp ko tëj ko tëdd na 2 ans et demi Sayer Kébé bi ñu koy jàpp 18 ans la am ñu bàyyi ko juge bi téye na ko 2 ans et demi ñu bàyyi ko ñu koy libéré pour bàyyi ko moom liberté LP procureur Bassirou Gueye defaat recours ñu woowaat booy bi tëjaat ko si kaso bi ñuy àtte nit ñi boolewuñ ko si parce que dara nekkul ci dossier booy baa ngi si kaso bi ba léegi nii kooku nag papaam laa dalal tey papaam mi ngi nii incha allahu rabbi papaam muy ñëw toog wax leen nan lañ jàppee Sayer Kébé ak nan la yan condition la Sayer Kébé dund ak nan lañ ko jàppee ma dalal ko tuuti te ñëwaat maa ngi ñëw duñu leen bàyyi ñu tëj imam bi duñu leen seetaan Cheikh Aboubacar junj na ko ci biir waxtaan wi gannaaw première guerre mondiale di nga xam ne gëstukat yu bëri dem nañ ba yëg ne ndeke li ko taxoon a jóg la ca jiitu mooy daaneel alxilaafatul osmaniya séddoo suufu jullit ñi foofu la qadiyatu Filistin commencé di créé wu waaye Filistin masul am problème diiru li ko jullit ñi yor mu nekk taxta alxilaafatul osmaniya masul am guerre boo xam ne mu la nañu tuddee guerre de religion diggante ku ñuy tuddee juif ak ab yahud. salaamaaleykum sama gars yi maa ngi ni ziar bu baax a baax salaamaaleykum kii mooy Papa Sayer Kébé papa présenté waxal ak Sénégal ñëpp nga àdduna bépp ñu ngi lay xool wa rahmatullahi waxal ci kaw taala maa ngi leen di nuyu di leen sant te xam ne Sayer Kébé man maay papaam Sayer Kébé bi muy jóge fii di dem Mbuur booba yaayam dafa gaañu bi yaayam gaañoo amoon doon tollu diggante problème mu jigéen far sunu borom moom si yaay ji bi mu nekkee si kër gi nag maa ngi moom léeg-léeg bu ma wàccee ndeysaan mu naan ma ana sama yaay sunu waa kër na nag demal yóbbu ko Mbuur si maam ji bi ñu ko yóbboo Mbuur si maam ji nag ñu mujj dugal ko école mu nekk jàmbaar joo xam ne ji tubaarkàll nangoo jàng bi muy kii nangoo jàng di jàng duggaale école football mu ngi doon jàngee école football Kër Maajoor ba dem lycée Demba Diop bu Mbuur ñu xëy benn suur ne Sayer Kébé jàpp nañ ko mën leen lu tax jàpp ko ñu ne problème mu affaire yum def image ci kii bi daal ci ordinateur bi mën leen ñu ne waaw ñuy dugg ak génn bis bu ne ñu ne ci ak ñi may jàppale ak samay mbokk ak am di jàmm yi ba fii mu ne léegi mi ngi si 2 at ak genn wàll
ba léegi waxuñu ci defuñu temps yii demoon nañ ban booba damaa feebaroon ñu ne dañ koy may liberté provisoire provisoire waaw léegi booba maa ngi feebar ba lal bi am naa fukki fan ak juróom yoo xam ne génnuma sama néeg ñu woo ma na ma Sayer tey lay génn ma demaat jël taxi dem ba fële Cap Manuel ñëwaat ñu ne ma dañ see jum ci kii bi du génnaat ndax siis kii procureur bi daal nangu waaw ñuy def recours koroog tam ma ñëw fële 100 mètres fii tribunal biñ koy atte koroog ma ñëw toog ba mu jàgg ñu ne Sayer atte wuñ ko bokku si ma bëggoon daal Sénégal wax dëgg yàlla ab julli la si dëkk bi lan dëkk kun si jàppale dimbale ñu si ndax fii mu ne sonn naa ñaari at ak genn wàll maa ngi dugg ak di génn ak samay mbokk ak samay am di jàmm bëggoon naa daal wax di yàlla ñu dimbale ma ndax xale bi am njàng rek la gëm ak football boobu ba léegi mi ngi si kaso bi maa ngi xëy di dem di gonti dem daal wax di yàlla sonn naa trop ba fa sonn jëlal naa ko ay avocat ba léegi daal ba léegi ñu naan ma tey ëllëg suba ngoon daal wax di yàlla sonn naa di ko tàmbalee si kaw daal ba si suuf daal ku ma si dimbale ma gërëm la te yàlla tax sonn naa daal wax di yàlla sonn naa trop wax di yàlla waaw sonn naa trop. Papa lan ngay wax sénégalais yi. lan ngeen di wax sa kàddu bu mujj boo xam ne da nga koy wax ci Sayer ñaata at la am ak lan la mel quoi Sayer ñaata at la am Sayer. Sayer fukki at ak juróom-ñett la am. waaw 18 ans. Sayer xamul lu dul njàng ak football. ba fee mu ne sax ne fi mu nekkee rëbës sax da daan dem ay tournoi football ci rëbës. fële rek la dul football muy Cap Manuel. waaye Sayer loolu rek la xam amul xarit amul àndandoo lii nit natt sunu borom la looloo ko dal. waaye lu mu la wax moom ci li mu doon bind ci internet bi mu ko bindee daal nee na dafay entraînement daal di si foofu ba dugg si site boobu. waaw ba dugg si nee na xamul woon mi waaw ba dugg si Facebook bi boo waxee daal mu ne ma papa lii daal wax di yàlla xamee mu ma ko woon nii dama doon fo rek ba dugg si waaw ma ne ko kon nit boog loolu la yàlla dogal waaye fii mu ne daal wax di yàlla bëgg naa ko ma si dimbale sonn nan trop guddeeg bëccëg ñi ngi fi fii mu ne xëyatuma gontutuma yëpp ci problème mu Sayer ndax fii mu ne wax di yàlla mooy sama yaakaar ndax kat nangu naa jàng teyam na siy loxo te jàng rek la gëm ak football ku ma si dimbale daal wax di yàlla te yàlla tax dinaa la sant dinaa la gërëm dimbale leen ma si laa wala sóori daal sonn naa trop wax dëgg yàlla. waaw waaw. ñun dañu bëgg a taxawal diina te képp ku wax ne barke yàlla dee na moom moo dee wallahi sayabqa hayyan wa sayabqa hayyan wa kullu man arada an yumita hizba Allah fa sayumituhu hizbu Allah wa sayanqalibu ala fawqihi wa ala riqabatihi la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi gàcce la 97% ak parti dañu moo yëkkati parti bu woote ok salaamaaleykum donc ma ñëwaat ma dellu si waat quoi dégg ngeen paa bi lu mu wax ci Sayer Kébé ah donc ñun nag malheureusement dafa am loo xam ne dafa am Sénégal te je pense que olof moo ko wax moo ne ku gis nen ni nen a ngi te loolu ñun yàgg nañ ko xam ne am na Sénégal sénégalais nag fekk affaire bi laalu ko moom du jóg sénégalais xamul kuy xeexal réewam bon te yàlla rek tax quoi Sayer Kébé 18 ans la am bi Macky Sall demee Charlie Hebdo Sayer Kébé dafa bind ci Facebook bi ne kon Sénégal dina am attentat après di clash comme ñun ni ñuy def ci Facebook bi ah comme tout le monde man chaque jour damay xëy di clash état bi ci Facebook bi di clash parce que neexuñu bu ñu amee suñu président ñu fal ko suñu réew nekk 95% de musulmans ñu tudd Macky Sall ñun ñu nekk ay musulmans nekk dëkku Serigne Touba dëkku El Hadj Malick Macky Sall dem taxaw Charlie Hebdo marche te ñun ñoo ko fal ñun lay représenté foofu Sénégal la fay représenté Sénégal lay représenté su fa demee taxaw Sayer Kébé dafa war a am lu ko metti mu bind ko léegi ana liberté d'expression am na droit wax Sénégal attentat dina fi am loolu daa tax attentat am fi léegi jàpp nañ ko anyway tëj ko ci kaso bi biñ ko tëjee booy bi tëj nañ ko 2 ans et demi ñaari at ak genn wàll lañ tëj booy da ngeen paa bi lu mu wax 18 ans lañ ko jàpp tëj ko ba booy bi am na 20 ans et demi si jël bi ñu yàq jàngam saa bu demee ci juge d'instruction bi buñ koy laaj mu naan man xaw ma dama doon foo rek parce que xale la ñu jàpp ko tëj ko si kaso bi léegi nag juge bi da ko déglu chaque fois bu ñëwee mu ko waxi xale juge bi daf ko may ko LP liberté provisoire ne na ñibbi juge bi may ko liberté provisoire ne na ñibbi institution may ko juste liberté provisoire procureur ci boppam moom moo defaat recours ne booy bi du dem procureur moo defaat recours ne booy bi du dem da ngeen paa bi lu mu wax Sayer Kébé mi ngi nekk muur yaayam dafa gaañu
papa mi ngi nii amul doole ci marché bi lay jaayee fi marché Tilène bi est-ce que yéen a ngi dégg baax li muy c'est-à-dire man dama bëgg Sénégalais yi comprendre ce qui se passe man dama bëgg ngeen xam danger bi ñu nekk ñun di dund parce que il est lan mais au fait léegi maintenant léegi qu'est-ce qu'on compte maintenant lan la ñuy def ñun lan la ñuy def ah jeunesse man je parle man je m'adresse parce que comme gis nañ ni comme ni nga ko waxee sànq ñi war a wax waxuñu dama koy waxaat dama leen di inciter laaj leen c'est quoi le problème ay Ahmed Lo ay Sonko ay ñi nga xam ñooy waxal diine bi leader diine yëpp ñoom laay njëkk laaj lan moo tax waxuñu c'est quoi le problème parce que xam nañ ni justice bii nii ku ko ci àtte woo jullit xam na ni justice bii du justice islam du justice diine bu jàppee imam takkal ko ay mënat di ko àtte waxu leen si xutba vendredi passé dégguma kenn wax si kenn waxul si imam Alioune Badara Ndao benn imam waxul si xutba imam Alioune Badara Ndao kenn te pourtant imam bi dañ ko tere xutba te pourtant journal yi nga xam ne mooy xutba ci diine ci islam ñun journal xutba suñu xutba ñun journal la yéen a ngi gis xutba yi mooy suñu journal ñun léegi ñi nga xam dañoo bon créer seen journaux yi ibbi seen journaux yi seen presse yi nga xam état lay liggéeyal ñi ngi xëy suba ba ngoon di dénigrer l'islam Sénégal suba ba ngoon jot ñi ngi dénigrer l'islam di wax lu bon ci sëriñu daara yi di yàq deru sëriñu daara yi di yàq deru imam dégguma kenn ku defaan diine ñi koy defaan bu fekkee am na tamit ñooñu ñu néew lañ léegi lan mooy problème bi c'est quoi le problème on veut savoir ñu lañu bëgg a xam quoi c'est quoi le problème léegi maintenant je m'adresse à la jeunesse sénégalaise et surtout la jeunesse musulmane la jeunesse sénégalaise parce que bëgguñu injustice te ku mu dal sa kaw xam dal na sa kaw je pèse bien mes mots la jeunesse musulmane parce que yéen jeunesse sénégalaise yéen laay waxal man yéen laay waxal déglu leen baax li may wax dama koy wax ma ne yéen la jeunesse sénégalaise yéen ñii yéen ay dem ci nawetaan yi yoru leen lu ngeen lekk yoru leen lu ngeen naan dem ci nawetaan yi ba miir yi daanu seen kaw ngeen di dee ay góor ak ay jigéen di dee ndax mur ndax seetaan football kese nawetaan nga xam ne amul benn njëriñ gisaguma benn jour nawetaan boo xam ne dem na nekk professionnel gisaguma ko xon rek ak caaxaan ngeen dem ci mur taxaw fa di seetaan ba mur bi daanu seen kaw ngeen di dee comme ay xar la jeunesse sénégalaise je m'adresse à la jeunesse sénégalaise yéen la jeunesse sénégalaise yéen ay dem di seetaan ay làmb topp ay mbër bay jamante paaka yi tëri ci lalu hôpital yi seen parents yi ñàkk leen ngeen di xeex yu métti ñu leen jàpp leen tëj ci kaso yi mbër bi continuer laay fam di am xaalisam di dem yoonam yéen je m'adresse à la jeunesse sénégalaise jeunesse sénégalaise yéen laay waxal yéen comme moom ñi fi nekk di waaraate ñu ci bari du ñu wax si li man ma wax ak jeunesse bi yee leen parce que dafa dañ koy wax souvent ma ne dafa am ñuy yeetalaate am ñuy yeewaate ñun dañuy jéem a yee nit ñi yéen jeunesse sénégalaise bi yéen ñiy dem ci lamb yi di jamante ay paaka ndax mbër yéen ñi dem ci nawetaan yi di dóorante ay xeer ku nekk di gaañ sa borom comme di ko dóor nit mel ni kuy dóor kaña yéen ñi dem di seetaan ay lamb ba ay mur di ay nawetaan ba ay mur di daal seen kaw ngeen di dee léegi nag dañ leen di woo le 14 tribunal man dama ne imam lañ jàpp tëj ko futti ko toroxal ko boole ko ay bandi ay vagabond ay raykatu nit tëj ko ay jaaykatu yamba yóbbu ko chambre criminelle mënate ko indi ko teg ko parce que dara alxuraan rek moo nekk ci bopp bi ku mokkal alxuraan waxtu alxuraan jàngal ci ñu baree bari lañ jàpp mu imam Alioune Badara Ndao ñu jàpp ko ba pare teg ko lu coono yooyu yëpp ñu teg ko te ki ko teg du dara lu état du Sénégal bi nga xam ne business la bëgg a xaalis ndax seetlu ngeen procès ku yàgg dem tribunal journaliste bi yàgg couvrir procès ndax mus ngeen gis procès boo xamante ni dañ koy filmer bu weesu procès Hissène Habré parce que tubaab bi ñoo bëgg ñu filmer ko bu weesu procès Karim Wade parce que ñoom dañoo bëgg tubaab bi gis ni ñoom ñi ngi def affaire yi mu équitable après beneen procès bi ñu filmer mooy procès bii nii imam Alioune Badara Ndao dañ ko filmer parce que dañoo bëgg tubaab bi xam ni Sénégal mi ngi def premier procès pour lutte contre terrorisme Sénégal am na terroriste ñi ngi nii paa bi mooy gang bi ñii ñoo topp ci ginnaawam au fait dañuy créer seen théâtre yooyu noonu seen théâtre yooyu ñuy créer noonu dañoo filmer procès bi pour tubaab bi gis ko pour businessé paa bi pour businessé imam bi pour businessé sunu nitu diine yi il faut Sénégalais yi comprendre il faut ngeen xam li xew il faut ngeen xam li xew nañ bàyyi nelaw bi dama ne bis boobu dinañ ànd ak yar dañuy ànd ak teggin dinañ ñëw ànd ak yam bi fépp fu nit nekk maa ngi woo jeunesse sénégalaise bi na ñëpp jug la fa nekkoon keroog damaa bëgg ñu multiplier ko 17 fois waxuma la biir salle bi de waxuma la buntu tribunal de mais Sandaga sax bu fa nit xaj rang bi damaa bëgg mu dem ba Sandaga na ñëpp ñëw mobiliser wu fot wan leen ni ci ngeen laal nitu diine la ki ngeen laal alxuraan ngeen laal nañ leen leeralal loolu ba ñu xam ko ñoom ba gis ko
buñ ko gisee ñu taxaw xool nag ba ñu tëj imam bi bu ñu tëjee imam bi ñun ñëpp ñu ànd ak ñoom ñu tëj ñu nañ ko xam Macky Sall na xam loolu nañ ko wax mu xam ko parce que Sénégal amul justice Sénégal bu amoon justice Thione Seck du nekk ci mbedd bi di dox Sénégal amoon justice Cheikh Béthio du nekk ci mbedd bi di dox nañ waxante dëgg Sénégal bu amoon justice kon ñu bëree bëri ay direur yu bëri ñu ngi ci dëkk bi di dox Sénégal amul justice boobu nag ngeen bëgg a jël ne da ngeen koy def par force parce que imam bi ngeen bëgg a taxal tëj ko ñun loolu duñ ko nangu gis nañ fi li xew ci procès Karim Wade yi gis nañ ci procès Khalifa Sall kaso bi pour sàcc yi la ak raykatu nit yi kaso bi pour dealer yi la du pour imam yi du pour jàngalekatu alxuraan yi il faut que ça soit clair il faut ngeen comprendre li ngeen di wax il faut ngeen xam li ngeen di wax bu baax man dama bëgg peuple sénégalais bi comprendre ma su may wax je parle avec le cœur parce que j'ai très mal dégg ngeen papay Sayer Kebe lu mu wax Sayer Kebe yaayam gaañu na xale la da doon jàng 18 ans la am dafa bind ci Facebook bi bind ñu jàpp ko téye ku tëj ko 2 ans et demi nga tëj ko nit parce que dafa bind ci Facebook bi benn phrase ana justice sénégalaise bi anam aba ñu jàpp imam Alioune Badara Ndao tëj ko ñëpp di seetaan ni kenn waxu si du xutba du dara du kilifa diine du imam du kenn ay ñoom Al Amin Dramé rek ngay gis ñu siy wax ay ñoom imam Faye rek ngay gis ñu siy wax ana ngeen anamu man kuy aspiré képp koo xam da nga bëgg nekk président Sénégal moo xam Sonko ku mu mënti doon su ma la déglu nga wax ci imam bi du ma ànd ak yow parce que xam naa ne yow yaay samp diine Sénégal ñoom li tax ñu ragal ci wax mooy tubaab bi kese la parce que tubaab bi ñoom ñoo jàpp imam bi ñoom ñoo ko jàpp Macky Sall ñoom lay liggéeyal larbin bi ngeen baal ma quoi maa ngi jégalu baax a baax si wax bu dëgër bi wax ne émission bi am na téléphone tey am na téléphone képp koo xam ne bëgg nga participer ci émission bi mën nga woote ci 77 320 05 07 loolu la 77 320 05 07 wax bi dëgër na mais maa ngi jégalu mais j'ai mal quand je parle su may analyser daf may metti ñu nekk si ay détails yoo xam ne amul bopp amul genn waaw yéen a ngi nekk yéen la jeunesse sénégalaise yéen a ngi fi nekk di daw ci lamb yi di daw ci stade yi di seetaan ay football bay dee ci stade yi di jamante ndax lamb ay mbër ndax yàlla jug leen ndax diine l'islam jug leen ndax alxuraan jug leen ndax loo xam ne day defar jikko yi loo xam ne mooy tax suba loolu la ñu mën a bàyyi suñu doom yi ñu siggi free loolu moo tax bii ñuy woote le 14 bi incha allahu rabbi mobilisation bi dafa war a jéggi dayoo man dama gëm ni dañu war a xam ni lépp lu ñu fi xeex te defuñ ci diine dañuy perte suñu temps te ñii ay bandi lañu suñu dirigeants yi ay bandi lañu dañu capable lu nekk moo tax ñi ragal a wax yëpp xam nañ ne dañuy mettre à côté waaw parce que tey imam bi su fi nekkoon di raay di bayal di raay kon kenn du ko téye su fi nekkoon di wax ay détails kenn du ko téye mais dafa ñemee xutba comme ni ko Seydina Mohamed daan defee ñu jël kii 77 320 05 07 ñu jël ko allo salaamaaleykum jëwri ñu ngi lay ziar naka waar ñu ngi ziar baax sant yàlla tur bi naka la Isma Pro ñu ngi lay ziar bu baax a baax ñu ngi lay ziar baax jaajëf góor naka yi tey sant yàlla alhamdulilah waaw ñu ngi lay déglu mais li nga wax moom macha allah naay Isma ñu ngi lay déglu de Isma waaw ma ne li nga expliqué moom mooy li nga xamante ni moom mooy dëgg parce que nit bon du nekk ci réew boo xamante ne nii ñu jàpp koo xamante ne nii imaam la ñu xam ko ci jàng ak jàng ay xut ak tamit lépp loo xamante ni mooy jëmale diine kanam mu ko wax ñi nga xamante ne nii ñooy waa diine ñu ci mën a wax man loolu may jaaxal na itam bi may interviewé keroog benn imam Mansour Faye li daf ma ne yaakaar naa ne bu fekkente ne nii mbërum làmb am na problème yaakaar naa ay moroomi mbërëm bu ci waxee war na de mën ko waaw loolu dëgg la mu ne kon imam bu amee problème ay moroomi imaamam war nañ cee mën a wax mu nekk kàddu boo xamante ni kàddu gu am solo la kon jàpp naa ne képp koo xamante ne nii yaa ngi teewal diine war nañ mën a wax ñi nga xamante ni ñooy politiciens yi tamit nga xamante ne nii dëgg ñor na leen war nañ cee mën a wax kon mbir mi dafa nekk combat boo xamante ne nii combat bu am solo te dañ lay remercier yow nga xamante ne nii ñi si ñi may wax ñëpp ñu ci bëri yow yaa leen may fit parce que bu si ñëpp parce que man yow laa njëkk dégg nga ciy wax vraiment yow laa njëkk dégg yow nga taxaw porté combat bi ne kat ko tooj ba tey keroog bi demee mobilisation bi gis nañ ko kon dañ lay ñaanal bu baax a baax waaw jërëjëf ñu ngi seet imam Mansour Faye tamit bu baax a baax gis nañ ko keroog macha allah taxawaayam rafet na
waaw kay loolu vraiment lu am solo la te et puis nu gën a bàyyi xel tamit infiltration dafay am parce que tamit li ñu xamee rek mooy yar ak teggin kon nan jéem a def le tout fexe tamit def loo xamante ni du mu ci mën a jàmm. loolu c'est très important kon foog ñu bàyyi ci xel. dëgg la. ànd ak yar ak teggin xam nga buñ demee soutenir sunu imam xam nga ñu génn am. loolu lu am solo la. dëgg la ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax. jërëjëf jëwriñ. loolu daal laa amoon lu ma ciy wax quoi. jaajëf jërëjëf jëwriñ ñu ngi lay siyaar bu baax a baax di bëggee imam Mansour Faye ñu ngi koy siyaar bu baax a baax gis nañ taxawaayam foofu di wax ni téléphone bi 77 la 320 05 07 320 05 07 ku bëgg participer ci émission bi da nga def 320 05 07 mais dama ni dañuy ànd ak yar ànd ak teggin ci kaw ñoom ñu def yoon dafa leer de amul ay neefi naan non dañuy ànd ak yar ak teggin comme niñ ko defee woon passé dañuy ànd ak yar ak teggin mais ci kaw ñoom ñu def yoon ci kaw yoon def yoon su jalgatee yoon yàgg teggin bi la ñuy jël teg ko fële loolu na leer imam bi du ngeen ko tëj du ngeen bàyyi ngeen tëj imam bi ñu jël kii 77 le 320 05 07 allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. jërëjëf ñu ngi ziar na ko waar. sant yàlla bu baax. alhamdulilah naka yi tey. cool alhamdulilah sant yàlla bu baax. tur bi naka la. Ndongo Ba. Ndongo Ba fooy wootee nii. c'était Ousmane Fall. ayca Ndongo Ba ñu ngi lay dégg. waaye gars yi ñu ngi wax xam nga du yoon. dëgg la. du yoon ndax imaam moom ñëpp waroon jug tey imaam ñëpp waroon jug ñëw wax si. dëgg la. waaw dañoo waroon jug wax si mais gis nga kenn waxu si loolu maa ngi koy métti bu baax. allo waaw dafa mel ni dem na je pense mooy li mu wax rek quoi kenn waxu si loolu moom je pense que wax nañ ko waxaat kenn waxu si bu ñu koy wax mooy gis nañ imam Mansour Faye gis nañ imam Amin Dramé gis nañ yeneen imam yi ñi nga xamante ni ñoo gën a siiw nekk ay leader ci diine bi ñi nga xam ñoo nekk ay ci parti politique yi nekk fi ne dañuy aspirer nekk président Sénégal kenn ñemewu ci yëy yàbbi c'est quoi le problème nañu wax lan moo tax état du Sénégal bëgg coûte que coûte indi rapportement joxaane ak imam Alioune Badara Ndao lan mooy problème ak joxaande mooy kan lan moo ko jox 100 millions yooyu benn nit état li ngeen di liggéey lan la li ngeen bëggal suñu réew bi lan la li ngeen di lijjanti lan la nii lan ngeen di bëgg fan ngeen di bëgg a dugal nii fan Macky Sall fan nga jëmee Sénégal foo ñu jëmee wax ñu fan nga jëmee suñu réew mi 77 la 320 05 07 ku bëgg participer ci émission bi 77 320 05 07 allo waaw kooku dem na 77 la 320 05 07 partagé leen sama gars yi partagé leen lii partagé leen ko te képp koo xam ne yëkkati nga sa tànk wala nga yëkkati sa baaraam nga def benn acte rek te yàlla rek a tax alxuraan rek moo tax nga koy def yàlla na la yàlla fay képp ku partagé image yi nii ba mu yegg ci dañoo tooñ imam tëj ko yàlla na la yàlla fay maa ngi ñaan ngeen partagé ko partagé leen ko bu baax mu tas adduna bi yëpp xam ni Sénégal li fi am de justice ñëpp xam ni tooñ nañ imam tooñ nañ kilifa tooñ nañ ko mokkal alxuraan tooñ nañ ñi gën ci ñun parce que yonent bi moo ko wax moo ne ki gën ci yéen moo ki mokkal alxuraan ba noppi di ko jàngale alxuraan ba noppi di ko jàngale kon imam bi daa gën ci ñun maa ngi wax léegi ne juge bi muy woo imam bi dafa ne ko Alioune Badara Ndao mel ni kuy woo benn xale bu ndaw te pourtant imam mi ngi ko honoré bi juge bi duggee imam dafa jug taxaw te pourtant loolu du yàlla du yonent bi dara ay mbir yu tubaab bi créé rek la islam ko gën fuf charia ko gën téeméer fukk ci yoon dañuy wax lan la moo tax jeunesse sénégalaise bi dañu war a conscient la jeunesse doit être consciente dañu war a pare da ngeen war a pare parce que ñii ay bandi lañu te fi ñu jëmee Sénégal du jàmm parce que lépp lu diine am rek dañuy jëm a def lu tout pour yàq ko ay viol dañ lay bàyyi xoola kaaw Cheikh Yérim Seck viol ñu bàyyi lu xew ñu bàyyi la ñu jël kii 77 320 05 07 allo salaamaaleykum. waaleykum salaam jërëjëf ñu ngi ziar na ko baax. damaa bëggoon passer question bi. bisimilah noo tudd. man Ibrahima Ndiaye ñu dem xam ci Faye men. Faye ñu ngi lay ziar bu baax a baax naka yi tey. alhamdulilah. jaajëf Faye maa ngi lay ziar bu baax a baax. dama bëggoon dugg ci direct bi quoi. waaye ca bureau ñu ngi lay dégg yaa ngi direct nii. man ñun sénégalais dañ doon daw kasaw far dugg ci poos quoi. billahi wallahi. daal Ablaye Wade moo gën. nee na waa trop. oui. ndax affaire bi dafa metti quoi affaire bi teewul ci dafa am benn boy boo xam ne ñoo bokk koñ dem ko xam bu baax dafee bokk dañ ko ci boole quoi ñu jiñ terroriste. dañ leen jiñ présumé terrorisme da nga am koo ci xam. dama am xam ñu jàngandoo Alpha ñoo foowandoo mu ngi tudd Alpha Diallo. Alpha Diallo waaw. mu ngi dëkk Yaraax. innocent dëgg moo nekk noonu.
instant sax rek mooy wax si moom li nga faw ko def comme ni ñu koy si mbedd yi di pëcc awa bi solo alxuraan rek la doon def jàng alxuraan rek. ok sëriñ bi ñu doon jàng dañ doon wax kii imam bi génne ci Alpha Diallo la ñuy génne. ndeysaan jàng na alxuraan ba wàcc dem Mauritanie di jàng xam-xam te noonu famille su noonu lañ ko jàppee famille dégg ñu ne ko jën coono koo xam ne musul néegu sax ay melentaan. billaay walaay. mais Sénégal nekkul si yoon bu baax de. non Sénégal mais Sénégal mais Faya. oui mais Sénégal yi ñoo koy seetaan. non lii dafa ëpp lu ëpp day tuuru quoi. yonent bi de bi muy nekk fi salaa salaam ñi ko wóor ñëpp ay xale lañ. jeunesse bu ñu jugul kër diine bi téye ko seen loxo rek Sénégal musiba la jëm. non Macky Sall mu ngi déconné mais duñ ko seetaan duñ ko seetaan. non duñ ko seetaan de. mais grand man maa ngi tegali direct maa ngi bàyyi ñeen ñuy dugg quoi. ok jërëjëf merci beaucoup moom nee na dafa xam Alpha Diallo moom maa ngi koy wax keroog loolu jour ma ni Alpha Diallo mooy pauvreté bi nga xam ne moom la papaam di jógee Guinée di ko seet si ci kaso bi ko papaam seet see muy làkk pël ak moom garde bi ne ko da ngay làkk olof Alpha bañ garde bi dàq papa ji te Alpha par 6 mois lay gis papa ñu jël ki 77 320 05 07 320 05 07 allo waaw. salaamaaleykum jëriñ ñi ngi ziar. waaleykum salaam. macha allah tur bi naka la. waaye xam nga rek nañ ko leb mais maa ngi ba naan en tout cas def maa ngi la koy ànd ak yow di ko partagé ak yow. jaajëf jërëjëf jaajëf. maa ngi lay topp fu sore ba nga tàmbalee ba léegi yor yaa ci ñëw mën a wax en direct boobu léegi. dëgg la jërëjëf. man su ma xamee affaire bi yaa ma xam ci ni mu demee lépp xam ne ci dañ ko tooñ mais yàlla mi amul kumpa yàlla ko yàlla génne xam ci rek. amiin ci barke si. te bépp noonu bu ci dugal loxoom rek yàlla ko yàlla alak def sensé. barke Cheikh Tidiane amiin waay. ndax lii moom xeex diine la te réew mi amul si la moom à 100% la ci d'accord ak yow. réew mi dara si am parce que am na ñu bari ñu bàyyi ñoo xam ne ñu ngi taxawal te crime def moo gën a garaaw fokk ñu tumaat jëw yi. mais yàlla la yàlla taxaw yàlla la yàlla sàmm yàlla la yàlla aar yàlla la yàlla musal ci te xam noonu rek. amiin parce que yàlla rek a man yàlla rek a sañ te yàlla mi xam ëllëg ci àtte war nañu ko mën a suuraale bu baax xam ne lu waaye àtte da nga ko àttewaat. dëgg la ñu suuraal loolu bu baax a baax a baax. man dama sama xol di jël fooy ba mënuma jël sax wax. dëgg la jëwriñ rafet na. mais yàlla mi am kumba mi xam lépp mi gis lépp yàlla def lépp tax rek te teg ko ci ak noonu l'islam yàlla la yàlla alak sens ak lépp képp ànd ak yow rek. amiin ci barke Sina man kontaan naa si yow jërëjëf jërëjëf. ndax lu waay mën a àtte tey ëllëg def sa àtte war na xaar àtte ëllëg nga xam ne am avocat du am avocat du am par lool kenn doo nga sa diggante sa borom. da ngay dëgg kon lu waay wax seer sa diggante sa borom. jërëjëf. ñu ngi bëggee baax a baax ñu ngi bëggee jërëjëf dañuy ñëw si li ma doon wax sànq c'est-à-dire li mu wax dafa am solo trop ma wax ni képp ko boo xam ne bëgg nga participer ci émission bi defal 77 320 05 007 77 320 05 07 nga dugg ci émission bi nga wax lu am solo lu gën a am solo ci affaire bi mooy pour nit yi comprendre ni dañu war a xam ni pouvoir bi peuple bi moo ko ëpp doole que le peuple est souverain ñu war a xam ne ñun li ñuy dund muy suñu diine dañu war a bàyyi ku nekk dund diineem murit ñu bàyyi ko ci jàmmam ci li muy dundee muritam ibaadu ñu bàyyi ko mu dundee ibaadoom tijaan ñu bàyyi ko mu dundee parce que loolu mooy jàmm cim réew ku nekk da nga koy jox lim moom ñu jël kii 77 320 05 07 allo jëwriñ. oui. allo ñu ngi lay ziar jàmbaar tur bi naka la. Pape Demba Ciss. Pape Demba Ciss ñu ngi lay ziar bu baax a baax jëwriñ. lépp jàmm. ñu ngi lay ziar wér-wér. waaw gis rek xam nga li ñu doon wax quoi affaire Sénégal dafa toll foo xamante ne nii sumu waa ji ñun ndaw yi kese yi bien vrai que ñun ñoo yor doole yi mais même pas ay maire ñëpp dañu war a génn ndax seen diine lañ laal quoi laaluñ leneen. est-ce que ñu comprendre. ndax man mënu ma comprendre avant imam suñu ndaw tey bu mu taxawee ne képp ku demoon ci marché santé de yéefar nga tu vois. dañoo waroon génn ñoom ñëpp dem wax ko ñu xool ndax dañuy tëj imam yëpp wala ndax imam Seye ba muy wax waxul ci teeyu ba xenam li yàlla wax la wax quoi suñu génnee ko ñu dem ci kii bi ci imam Alioune Badara Ndao imam day génn quoi loolu moom amul ma dem te ñëw comme ni nga ko waxee woon sànq rek neexal nañ ba ci fii ñaax kon benn instant suñu nekkee
dañuy continuer di neexal rek ñoom dañ naan ah mooy sénégalais duñ def dara ñu médiatiser ko chaque jour ñu non graaw imam bi imam bi dem na imam bi mu ngi ci kaso bi rapport yi dem France ñëwaat fu ñu dugg mais suñu ñëwee taxaw dégg ñu jugé imam bi jugé ko lu ñu neexul sax suñu yëngalee day génn dëgg la lu ñuy dox yëpp bëgguñ dëkk bi taax ñoom seen bopp moom ñu Sénégal ñoom loolu fa ñu su boobaa duñ ne ay terroristes ñoo ko taal mais ñoom ñoo ko taal quoi te ñoom ñooñu du ma ne ñoom ñoo bëgg réew bi sax mais ñoom su fekkee dund bi neex ñoom ñu ko ëppalee dëgg la ñu dañuy def rek te yàlla tax quoi incha allah le 14 maa ngi ñaan sénégalais nañ génn dara duñu si fekk mun lañ ñoo rey ba jeexal ñu te fu man fii nii dëgg moo war a def dëgg moo ko jox incha allah rabbi moom ndaxte lii buñ dee sama maye moo bëri mënu ma génne lépp quoi ngeen bal baax bu baax ci wax bi mais mooy loolu quoi gars yi li ma leen soññ rek mooy nañ gën a góorgóorlu gëm ne imam dañ koy génne nit ñoo koy génnee wax bi rafet na bro wax bi rafet na nañ taxaw temm ne day génn non day génn man laa gëm quoi man personnellement ku ma xam ne su ma taxawoon ne buntu pale doon quoi est-ce que comprendre nañ ñàkk bi day fees ba mënu ma exprimer maa ko xoolu ñëpp a fees na mais xam nga Pape Demba xoolu ñëpp a fees incha allah bis bi ñëw ñu def lu ñu war a def quoi parce que lépp lu ñu fekk ñu xam ne yàlla moo tax mu fekk ñu ci dëgg la jeex na quoi pour man loolu moo am solo soo defee photo deful dara yàlla rek tax non da ngay am fay quoi da ngay am fay dëgg la baay foofu laa bëggoon ñeen quoi Pape Demba Cissé depuis Kër Massar Pape rafet na ñu ngi bëggee bu baax a baax Pape jaajëf ok Pape Demba Cissé ñu ngi koy bëggee bu baax a baax depuis Kër Massar xam nga Pape Demba ñu ngi lay siyaar mais dama bëggoon wax rek juste pour loo xam ni pour gars yi xam ko justice bi ñun la fi nekkal le peuple est souverain ñun ñoo leen di fay nañ def justice yoon bu ñu ko defee imam bi warul toog ci kaso bi 2 minutes xoolal report bi ñu ko def renvoyé ko pour presque 2 mois décembre janvier février pour lan ci mag boo xam ne sonn na si kaso bi allo kooku dem na donc juste pour wax ni loolu Pape Demba Cissé li mu wax léegi dafa am solo quoi bu ñu yaakaaree ni teggin bi ñu ànd ak ñoom yar bi ñu leen di wan nii dañ leen koy wan ba di leen ñu sant imam bi ñu ko ne di leen ko wan ndax nañ seen bopp ñun ragaluñu kaso bi ñun ragaluñu kaso bi bu leen ko foog bu leen ko yaakaar te duñu ay ndaw yoo xam ni nawetaan rek moo ñuy tax a jóg ñun bokkuñ ci ndaw yooyu ñun duñu ndaw yoo xam ne lamb rek ci lamb ngeen ñuy naxee wala concert Youssou Ndour déedéet ñun naxewuñu lool duñu ay ndaw yoo xam li télé bi di wane rek la ñuy gëm déedéet dañuy gëstu xam li xew ci àdduna bi dañuy gëstu xam li xew ci àdduna bi dañoo gëm suñu réew ba pare am diine fonk ko te ay ndaw lañ te mbooloo bu takku la du ay xale du ay je veux dire du ay ñeenti nit mbooloo la bu am diine boo ñëwee tribunal keroog nga xool tribunal bi nga xool rang bi ak nit ñi fa nekkoon nga xam ni ñaar ñoo compté ñenn ñi ñaar yoo compté ñetti kenn ki mokkal na alxuraan te ñun ñëpp imam bee leen yar ak mbooloo moo xam ni ay murit ñi xaadir ñi tijaan ñi layen ñi ibaadu rahman ñoo fa dajaloo woon taxaw pour dimbali islam pour wan leen ni ñun dañu ànd ak imam bi parce que xam nañu du terroriste dans l'histoire bi terrorisme commencé am ba léegi fii nii Afrique ak fa ca topp ak fu mu mën ci doon ci àdduna bi kenn mësul gis ñuy juger terroriste mbooloo mu toll noonu ñëw soutenir ko amul kenn mësu ko gis allo salaamaaleykum. waaleykum salaam Dior ñu ngi lay ziar. waaw ziar nañ la bu. macha allah ñu ngi ziar bu wér-wér. alhamdulilah damaa bëggoon participer. noo tudd. Malick Sylla laa tudd. Malick Sylla fooy wootee ni. maa ngi wutee Sicap Plateau centre commercial ci ñoom xaadim rek. seen xaadim boobu xaadim loo ñu tudd waaw dëgg la ñu ngi lay ziar. waaw ziar nañ bu wér. delloo ziar Dior. jaajëf. ñu ngi lay déglu jàmbar. waaw léegi dama bëggoon dugg. waaw yaa dugg nga bu yàgg yaa ngi si biir yaa ngi si kaw. ok Karim na nga def ba yaa ngi ci jàmm. ñu ngi sant bu wér-wér ñëpp a ngi lay dégg Dior bisimilah ñu ngi lay dégg. waaw Karim vraiment ñu ngi lay sant ci initiative yi nga taxawal. dëgg la. di la ñaanal yàlla jàppale la. amiin jàppale ñun ñëpp. lépp loo bëgg foo bëgg a egg yàlla jàppale la ci. amiin amiin amiin. yow ak Matar la Kagulaar léegi nag Karim man dama am loo xam te ni dama ko doon participer ci mbir mi. ñu ngi lay déglu. man mënumaa comprendre lii ku mel ni Thione Seck def fi lu ne weng am te ñëpp ci teg seen bët ñu génnee ko ci kaso bi dañ koy wax mu leer ku mel ni Béthio Thioune ñëpp gis ni dafa rey nit mu leer nañ
ñu teekee ñu génnee ko ci kaso bi kii nag deful dara loo xamante ni amul preuve man mënumaa comprendre loo xamante ni amu fi ñu ne dina fi am loo xamante ni amu fi ñu ne dafiy am force loolu man mënuma ko comprendre mais sàcc yi ñi ngi fi agresseurs yi ñi ngi fi mais loolu moo gën a nekk ci ñun priorité pour man de laa la wax pour man yaakaaroon naa ni bomb tàkk na Sénégal bu yàgg parce que loolu tubaab bi dañ ñu ko bëgg a dugal suñu bopp yi nañu terrorisme daf fi am mais amu fi gisuñu ko fi kenn nekk fi terrorisme ngeen ne force man mbir mi jaaxal na ma trop de mais réfléchir leen bu baax ci li ma leen di wax nii lii jaaxal na ma trop imam bi nag nañ ko bàyyi parce que deful yoonam nekku ci yëpp xam nañu jànkatu alquran la nitu yàlla la te bu ngeen defee remarque ci bu baax ci li may wax imagine leen ngeen xool depuis bi ñu jàppee imam bi ba tey ay musiba rek moo fi am daaxaa bi ay nit ñu bëri ñoo fa dee màggal Tuuba gëj nañoo gis ay 51 personnes yoo xam seen ñoo dee ci yoon bi wo parce que ay lambaay ak feneen loolu gëj nañ ko gis Sénégal nitu yàlla la jàng ak jàngale comme li nga wax nii looloo ko tax a jóg nañ bàyyi jàpp koo xamante ne terrorisme la ñuy def ba ñuy fekk ci këram xaalis yi këram du mel noonu waay loolu këram du mel noonu nañ bàyyi jàmbur ngir yàlla kii deful dara wasalaam. jërëjëf Dieuwrine ñu ngi lay bëgg baax wax message bi leer na am na solo di wax ni képp ku bëgg participer ci émission bi defal 77 320 05 07 Dieuwrine wax na lu am solo ku baax allo Dieuwrine. jaajëf waaw. ñu ngi lay ziar. ziar nañu. jaajëf tur bi naka la. ok kooku dem na di wax rek ni c'est très important li mu wax parce que ñun déjà nga gis nga ñun bu ñu gisoon justice Sénégal maanaam bu ñu gisoon justice Sénégal amul maata amul problème quoi mais li ci door mooy Sénégal moo yàqu quoi journaliste yi mais xoolal Libération fen yi muy fen ak sos yi muy sos mais dafa mel ni jaay duñu xalaat ni bàmmeel ku ñu yoor ci sa bàmmeel yow ak sa borom rek a fay des ñu jël kii te ñëw 77 le 320 05 07 05 07 320 05 07 allo. allo Karim. waaw Dieuwrine ñu ngi ziar na ko waa. waaw maa ngi ziar bu wér waay. jaajëf waay Dieuwrine. waaye maa ngi ci biir ah. waaw soo yaa ngi ci biir ku baax noo tudd. waaw maa ngi sant bu baax di la sant di la taxaw quoi. noo tudd maam. man la Bas. Bas ñu ngi lay ziar fooy wootee nii. waaw maa ngi wax ci Touba nii. ok Bas ñu ngi lay ziar. ok ma leen taxaw waaw vraiment di wax ni keroog procès bi ni ñu ci taxawee gis naa ko quoi. dëgg la dafa devoir la loolu. bi nga xëyee di wër gars yi ay kii yooyu. dëgg la. mais di wax ni imam tamit nous sommes de tout cœur avec lui quoi li ma lépp metti mooy imam yëpp waxul quoi. ndax chaque jour nga gis télé ku mel ni Iran Ndaw mu ne nañ bàyyi Khalifa Sall. mais moom tamit war waaye mooy mu taxaw ne nañ bàyyi imam bi. Khalifa Sall xaalis la yor de. waaw mais fekk mais kii diine la war a waxal moom collègue bi. ñooñu diine daf leen ñor. mais xoolal benn journaliste bu ñu ko jàppee mais suba journaliste bi dañuy génn. dëgg la. mais imam bu ñu ko jàppee imam yi war nañ génn xam nga et puis terrorisme dafa def lu garaaw loo xamante ni nit ki boo ko jàppee tëj ko kaso rek def nga ko terroriste nit ki boo ko tëjee tëj koy at bu génnee xol mooy xol ñooñu mu def sax lu mu bëgg loolu def. dëgg la. moo tax ma ne imam bi ñu sommes avec lui. yéen tamit waa kii waa nit dëgg li mu bëggoon mooy léegi yéen comme yéen fii ak suñu kii bi moo fi def. léegi yéen ngeen jéem a dajaloo chaque vendredi ngeen dem ci yenn point kii ci yenn jumaa yi. bu ñu jullee ba pare. parce que fii day gis comme problème jullit boobu problème day dem jumaa ji bu ñu jullee ba pare ngeen kenn jóg ne mbokk taalibe yi am naa problème ordonnance expliqué. mais yéen tamit ngeen def ay groupe yu ndaw ngeen dem ci yenn jumaa yi. par exemple bu ñu jullee ba pare. bu ñu am bi soo mel ni rek ngeen jóg mbokk jullit yi nekk foofu ci jumaa ji ngeen expliqué leen sensibiliser leen quoi. waaw comme léegi imaam yi ñoom def na xutba boobu yéen ngeen jéem a def xutba boobu quoi ay message yu gàtt ngeen expliqué parce que tamit ñoom médias yi ñu ngi def benn sensibilisation contre sensibilisation quoi pour yàq deru imaam. yàq deru imaam bi c'est-à-dire parce que état bi lañ ci nekkal quoi. man am naa benn xarit booy waxtaanal mais des fois damay toog ak moom ne ma mais imaam est-ce que dafa parce que man tey dégg naa rajo nangam man ne ko non imaam ñooñu dañuy use sa brain man ne ko ñooñu dañuy use sa brain moo tax yéen tamit nit dëgg maa leen sax loolu quoi ngeen jéem a sensibiliser yenn nit ñi au niveau des mosquées les vendredis xam nga pour wax leen expliquer leen quoi mais Karim nous sommes de tout cœur avec toi. jaajëf jaajëf mais big up grand. jaajëf bro rafet na respect à toi aussi. waaw c'est-à-dire li mu wax ci sensibilisation ak ci communication attends xaaral li mu wax ci sensibilisation ak communication ñun ñi ngi koy def
ñi ngi def lu ñu mën quoi ci sensibilisation te dañuy yokkaat lu ñu la defoon ñun appel bi ñuy lancé mooy le 14 février incha allahu rabbi imam Alioune Badara Ndao day taxaw mook ñeneen ñi ñu ciy doon day taxaw le 14 février imam Alioune Badara Ndao sera devant le juge pour mu atte ko ci loo xamante ni defu ko pour mu atte ko ci 27 500 francs lañ fekk kër pour mu atte ko ci fitalu mokk doom boo xam ne mooy dàq picc yi paa bi baykat la pour mu atte ko ci loo xamante ne nii defu ko yëgu ko tinu ko ci mu atte ko parce que alxuraan la gëm ak sunna may wax ma damay lancer appel à la jeunesse sénégalaise gis nga Sayer Kébé dégg ngeen papa ji léegi kon jàpp leen ni yéen tamit muccu leen ci ñu jàpp leen ci kaso bi tëj leen man dugg naa kaso xam naa lu fa nekk toroxal bu nekk Macky Sall toroxal na ko imam bi xam naa li ma lay wax sànq wax naa ko fi ne leen homme politique yi bu ñu duggee ci kaso du leen futti Khalifa Sall dafa am foo xam du fa jaaru fa waru fa jaar dañ koy suturaal Karim Wade am loo xam du fa jaar parce que ay homme politique lañ quoi imam bi dañ ko jaarale fi ñuy jaarale ñëpp fi ñuy jaarale bandi yi fa lañ ko jaarale palpe ko futti ko te man jaar naa si loolu xam naa lu mu méttee si xol da ngay taxaw ak koo xam ne mat na la bàyyi ñu simi ko sa kanam loolu moo xew ci kaso bi ñu def ko imam bi billahi wa rabbul kaaba billahi Sénégal du am président bu gën a bon Macky Sall dootul amati mënutul am te ñun ay responsable lañ si loolu xam nga lu tax parce que Macky Sall gëm na ni lii tax mu gagné élection 2019 mooy mu am koppar gëm loolu dafa gëm ni mooy mu am xaalis te xaalis boobu bu xeexul terrorisme def procès ñu filmer ko wane ko àdduna bi yëpp jàpp ay imam sacrifier leen du am xaalis du mën a justifier milliards yi ñu joxe ne Abdoulaye Daouda Diallo ne 80 milliards état du Sénégal jot na ko comme subvention ci xeex lutte contre terrorisme du mën a bokk ci affaire yi du ci bokk parce que Union européenne ay milliards la ñuy dugal ci xeex terrorisme bi déggoo ma de xaalis boobu nag Macky Sall yéen la ko bëgg a joxaat pour ngeen falaat ko 2019 kasara yàlla bi xam nga ndax loolu dégg ngeen ko ou déggu leen ko damay lancer appel à tous les Sénégalais je lance appel toute la jeunesse sénégalaise mooy xam sénégalais diaspora sénégalais yi fii ñëpp ba pare nag di wax ni bépp parti politique moo xam ku mu ci mënti doon ku prononcé wul ci affaire imam bi bul taxaw suñu kanam dañuy wax jàppale lañ jàllal fële ca xaj ku prononcé wul ci affaire imam bi doyewuñ na dara parce que diine mooy ñun diine lañ am parce que lu dul diine moo ko gën ku ci téye sa làmmiñ noppi bul taxaw suñu kanam di wax soxlawuñ la bul ñëw bul seet si waa nitu dëgg doyewuñ na dara képp ku seetaan imam bi soxlawuñ la te boo waxee discours di wax ay waxu naka su noonu nañ taxaw ne la waxoo fi dara képp koo xamante ni waxoo si waxu imam bi ñëpp nag Sonko mooy paix képp ku prononcé wul ci affaire imam bi doyewuñ dara man maa ko wax na nga téye sa làmmiñ téye sa xalaat téye sa xam-xam bul ñëw ci nit du dëgg demal feneen ñu fal la mais pas ñun ku àndul ak imam duñ la fal ku fonkul diine duñ la fal ku jéemul sàmm valeur yi duñ la fal duñ la voteel waaw donc ñu leen di xaar yéen ñëpp ngeen wax ci su ngeen ci waxul bu leen ñëw si ñun duñu seet si duñu wax affaire ay 2019 bu leen ko def on n'a pas besoin de vous waaw soxla wuñu leen bu fekkee ni yéen gisu leen ni da ngeen war a dimbali jullit yi nga xam dañu nekk ci jafe-jafe xanaa du julli tey mbokkam wala loolu ay wax kese la ashhadu an laa ilaaha illallah du làmmiñ kese de jëf la taxawaay la ngëm-ngëm la détermination la ci Seydina Mohamed te Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mooy alxuraan te alxuraan dafa wax ni ki gën ci yéen mooy ki jàng alxuraan ba noppi di ko jàngale Seydina Mohamed moo ko wax léegi da ngeen bëgg def yéen ngeen seetaan imam bi nii si kaso bi nii Macky Sall jugé ko tëj ko du ko tëj doo ko tëj wala kon di ñu tëj ñun ñëpp ci kaso bi na leer waaw di wax ni kàddu bu mujj bi rek bon ma jël benn appel rek après ma tëj wax leen kàddu bu mujj bi quoi kooku dem na donc li ma wax rek mooy déjà imam bi dañ koy juger le 14 février ñu ngi lancé appel à tous les sénégalais képp kuy jullit koo xam ne da ngay déplacé wu parce que du Khalifa Sall lañ jàpp day joxe ay 5000 francs parce que du Karim Wade lañ téye parce que du politicien lañ jàpp kuy déplacé wu te alxuraan rek tax te yàlla rek tax fi sabilillah parce que loolu mooy nitu dëgg nitu dëgg mooy fi sabilillah te yàlla rek tax ñun loolu lañ bëgg na 14 incha allah une forte mobilisation mbooloo mi yëpp taxaw ñëw man nag par benn dinaa leen wax ñaata baadoola la doomu Sénégal la état justice sénégalaise tooñ naa leen indil papa détenu yi yaay détenu ay nit yoo xam dañ leen tooñ jàpp leen tëj leen ci kaso bi amuñu lu ñu lekk seen papa yi di daw seen yaay yi gaañu kenn seetiwu leen ñu sonn nekk ci condition yu metti ñu jàpp leen tëj leen fàtte leen ci kaso bi pour wan leen justice amul Sénégal kon du yéenay wax imam bi da ngeen koy atte yéen bëgg ko atte nu mu leen neexee bëgg ko sacrifier loolu ñun duñ ko nangu ma waxaat ko pour mu leer donc préparez-vous à ce que ñu ànd ñun ak yar ànd ak teggin
ànd ak orme ñëw rang bu normal dugg ndànk fekkee procès bi ngeen libéré imam bi ñu ànd ak moom ñibbi parce que leer na ñëpp ni imam bi du terroriste tooñul kenn gëmu ko ndax man imam bi man dama koo seeti mu wax ma ci làmminam ak ma dégg man boo ko wax ñi di wax ñi de man damaa seeti imam bi mu wax ma dégg ma dem déglu xutba imam bi xam nit ñi dañu am problème ak diine barki yàlla dañu am problème ak diine léegi nag damay ñaan lii du làmb lii du nawetaan lii xam nga lan la diine la lii ngëm-ngëm la ñun ñëpp nañu ànd dem taxaw ànd ak yar ak teggin ci kaw ñu bàyyi imam bi mu ñibbi buñ ko defulee ñun ñëpp dinañ ñu tëj ci kaso bi man maa ko wax ñun ñëpp ñun ragaluñu kaso ragaluñu ko Serigne Touba dugg na kaso ragaluñu kaso yoon ci Yàlla Yusufa dugg na kaso ñi gën ci ñun ñëpp dugg nañ kaso amul kenn koo xam ni ragaluñu kaso ñun yéen la ngeen ñu mën a tiitalee kaso kese ñun ragaluñu kaso lu ngeen ci bañul pour tëj imam bi ñun bañ ci lu ko raw pour ngeen libéré ko comme yéen da ngeen a bon rek di def lu bon ñun lu baax li ñoo leen ci gën a déterminé wu parce que ak mbon rek ngeen fi wane ma ñoo leen fi am mbaax sàcc àllu réew mi jiital góor jigéen ñi bàyyi ngeen ñu génn kaso bi góor jigéen yaa ngi fi Sénégal am na 7 association homosexuelle bëgguma ci sax dellu si di waxaat góor jigéen yaa ngi fees dellu ci dëkk bi ngeen jàpp ay góor jigéen libéré leen association yaa ngi nii reconnu ministère de l'intérieur moo nangu góor jigéen Sénégal ay ministre du genre lu nekk am na Sénégal Macky Sall dugal na ko ci réew mi loolu nag comme yu bon yooyu ngeen di def ñun lu baax li ñuy def duñ ci tàyyi lu ngeen tàyyiwul ci fitnaal imam bi ñun duñ ko tàyyi ci fitnaal leen yéen te bañuñu si dara dañ koy wax man maa koy wax àdduna bi yëpp ñu dégg àdduna bi yëpp ñu damay ñaan képp koo xam ne yaa ngi suivre live yi partagé live yi partagé ko partagé leen lii te yàlla tax fi sabilillah ñu xam ne ñun nitu dëgg dinañ mobiliser wu def une forte mobilisation bu gën a am doole bii passé ñëw taxaw tribunal ànd ak yar ak teggin ci kaw ngeen bàyyi imam bi su ngeen bàyyiwul imam bi du ngeen am jàmm ak ñun ak yéen la ci mbedd bi day leer naññ man maa ko wax man Karim maa ko wax te li ma wax sama la ko war ngeen ko xam ngeen ni ñun ragaluñu loolu war ngeen ko xam parce que ñun am na fu ñu jaar ak yéen xam ngeen ko ñun ragaluñu waaw parce que li tax ngeen libéré Thione Seck li tax ngeen libéré Cheikh Béthio li tax ngeen libéré Cheikh Yérim Seck ay cas viol merci yu doy waar lu tax ngeen libéré ay ñoo xam dañoo toog ci ay faux billets lu tax ngeen libéré góor jigéen ñi loolu xam nga lan la mooy parce que da ngeen ñu ay nitu dara loolu nag ngeen bëgg langaamu ci imam koo xam ne alxuraan lay firi ngeen bëgg ko tëj koo xam ne fekku leen ci moom dara jàppawu leen ko dara ngeen bëgg ko taqal tëj ko ci kaso bi sénégalais yi seetaan ñun duñ ko seetaan sénégal ñu baax ñi ñoo ëpp ñu bon ñi chaque jour moo wax ko Macky Sall doyal nañ sa doxalin doy na xaalis bi tax ngay jaay suñu imam bi xaalis boobu doo ko am te doo amaat 2e mandat incha allahu rabbi doyal nañ si yow sëkk jàmm doo ko am ci réew mi fekk libéraux imam Alioune Badara Ndao 2 ans nga tëj ko mag 2 ans nga tëj institution islam nga tëj ko te fii ku la saaga fii sax wala ñu dessiné Macky Sall bu ndaw sax nit ñi kamp seen làmmiñ kenn warul saaga institution Macky Sall institution la kenn waru ko waroo wax sax Macky Sall sax boo ko waxee ñi ne la waroo wax Macky Sall da nga war a wax président Macky Sall ñu jël pouvoir yëpp jox ko pouvoir yëpp lañ ko jox pouvoir yëpp donc li may wax rek may tàggatoo di wax ni une forte mobilisation rek lañ bëgg quoi incha allahu rabbi le 14 incha allah chaque samedi di ngeen am télé ci poste 20h ma wan leen naka la justice bi di tooñee imam Alioune Badara Ndao di ngeen ko libéré ci nii wala ngeen libéré ko ci nee léegi nag gàcce bu gàtt nag moo gën bu gudd ndax ñaari at dafa doy sëkk duñ ci yokkaat leneen le 14 duñ ci yokk leneen benn fan duñ ko ci yokkaat parce que islam bi sonn na Sénégal te seetaan bi dafa doy loolu mooy message bi di baalu ñëpp àq wax ji dëgër na maa ngi leen di jégalu di baalu àq di wax ni suñuy wax des fois c'est le cœur qui parle di wax ni baatu nit dëgg la ñuy waxee incha allahu rabbi képp le 14 képp ku mën a ñëw da nga ñëw samedi incha allah 20h dinañ defaat beneen télé ci poste indiwaat leen beneen sénégalais boo xam ni yoon da koo tooñ parce que baadoolo la parce que yorul parce que amul baat parce que amul ko ko waxal moo tax ñu fàtte ko ci kaso bi jërë ngeen jëf di rafetlu seen teewaay di bëggee ñi nga xam ñi nga doon partage yëpp ma wax ko sànq ne maa ngi bëggee Ousmane Dramé grand Ousmane Dramé depuis États-Unis nga xamante ni réveil des consciences gis nañ ko muy partager image yi di rafetlu ñuy partage yëpp di wax ni partager leen ñi ngi bëggee ñëpp ñoo xam ñi ngi seetaan ay ñoom Ablaye Sall ñi nga xam ne yàgg nañ jàpp ci ko ak ñi mobiliser woon yëpp ñëw keroog tribunal vraiment xol sedd na guy ci seen teewaay di wax ni une mobilisation forte ak détermination bu wóor lañ soxla parce que l'islam la ñuy taxawal l'islam la ñuy xeexal ñun dañu bëgg taxawal diine comme ni ko imam bi waxee ñun dañu bëgg taxawal diine ci jàmm ci kaw ñu bàyyi ñu parce que sonaluñ leen boobu léegi yéen a ngi sàcc di fen di nekk di ànd ak góor jigéen ñi
di ànd ak musiciens yi ñuy sàcc élection yi jël carte d'identité biométrique yi yàq ko yàq ñu 54 milliards di def lu nekk ñu toog di seetaan rek mais nag laa bu ngeen laalee suñu pas-pas nag foofu nag ñu jug taxaw jàkkaarloog yéen wan leen ni ay góor ngeen ko séexal ñun faalewuñu seen kaso yi faalewuñu seen fital yi seen liif faalewuñu ko ndax ku ragal dee gore woo te loolu xam ngeen ci dara xam ngeen bu ñu ko waxee ñun dëgg la ci ñun donc loolu moo doon wax bi tey di wax ni rek vraiment ñi ngi bëggee ñëpp vraiment maa ngi bëggee baax a baax ñoom tin maa ngi gis partage yi gars yi gën leen partager vidéo yi yéen ñëpp jàpp leen si ngeen partager ko affaire yi gën a yaatu na tas na ñëpp yëg ni le 14 incha allah une forte mobilisation pour la libération de Imam Alioune Badara Ndao jërë ngeen jëf wasalaatu wasalaam Karim Gueye la woon mouvement Nitu Dëgg di siyaar ñëpp di bëggee ñëpp jaa ngeen jëf jërë ngeen jëf ay raam ci ñeg bi la jëm jot na jullit ñi fàtte lépp lu leen di féewale fàtte lépp lu leen di teqale def seen bopp benn bloc comme ni kéefër defee boppam benn bloc ndax Israël tey bu taxawee taxawalu boppam Cheikh Aboubacar junj na ko ci biir waxtaan wi